nga lool de ba léegi yàggatul. macha allah ñi ma xam. madame Cissé tey yow moom yaa ngi dikk ak ñun ci li nga xamante ni moom moo di góor yi distant ni Pa Assane foo leen jéem a wow bët rek ñu daw la naka nga leen di charmer parce que Pa Assane boo waxee yii di ko charmer ci dee daw. léegi nan nga koy charmer. voilà Asma mi ngi noonu comment attirer un homme distant tey ci loolu la ñuy ñëw ndax da nga gis jigéen ñu ci bëri dañ koy dund gis naa professeur di nga yëngal boppam xam naa ne. Non, parce que je suis un homme distant. Ah oui. Oui, tout à fait. Ah, professeur il est très réservé quand même oui. Voilà mi ngi noonu donc mais nag professeur jar na ba pare grave pour ñi nga xamante ne peut-être am nañ place libre parce que da ngay gis parfois ay góor ñi nga xamante ne day faat dañuy xaw a distant Binta donc ñooñu te parfois dañ lay intéressé ñoom sax mën na nekk dañ lay bëgg en retour mais dañuy nekk ay góor yoo xamante ne noonu la ñu mel dañuy xaw a jël seen temps lu koy waral nag bëri na donc loolu il faut que ñu ñëw ci parce que gis nañ ne nit ki boo ko bëggee te mu xaw a distant ci yow dafay daal di metti ndax dañuy wax jigéen du faral di def premier pas ba ndax na parfois dañuy sonn jigéen du doxaan waaw jigéen du labat góor dañ loolu la ñuy wax ñun loolu lañ xam donc ba tax na dafay metti am nañu ci bëri seen ay sentiment noonu la fa jaaree yàqu am nañu ci bëri noonu lañ toogee ba heure bi sëyuñu ndax lan ki nga xamante ne ñoo ngi ko bëgg ñoo ngi koy gis tous les jours naam sax ku góor ki soofu gel bi soofu leen mais ñoom seen jëmu bopp ñoo xamul naka la ñuy def pour aborder ki nga xam ne moom la ñu bëgg bi ci njëkk nag il faut cerner son caractère buñ nee caractère nit ki nag da ngay xool nit ki na mu mel jikko moom la professeur wax peut-être moom dafa réservé wala dafa timide wala dafa nekk ki nga xamante ne dafa xaw a solitaire ki nga xam ne day toog benn place rek di toog ci coin am naam day am ay sentiments mais dafay réservé parce que noonu lañ ko yaree noonu lañ ko bindee ndaxte góor ñëpp du góor ñëpp ñoo tëddee Asma am na góor ñoo xamante ne dañoo yaru dañoo calme ba pare dañoo xam àdduna donc ñooñu bu fekkente ne da nga leen bëgg aborder donc bu fekkente da ngeen bëgg seen relation parce que déjà xamante ngeen am ngeen relation bëgg relation bi gën a fluide ba mu aboutir ci li nga xamante ne moom mooy relation sérieuse donc yow mi jigéen dafa am pas yi nga xamante ne moom nga war a dox pour essayer ibi buntu bi ndaxte am na jigéen ñu bëri ñoo xamante ne doo leen ñemee jege aussi parce que à chaque fois yaa ngi leen di gis ñuy am benn comportement bi soit ñuy réservé wala foo leen fekk ñu ngi fu ñaaral loolu aussi c'est à éviter. fu ñaaral waaw fu ñaaral faire les premiers pas bu fekkente ne yow yaa soxla parce que bëri na jigéen ñu sonn ci réew mi nañ ko wax sonn nañu gis nañu soit mu nekk koo xamante ne ñoo bokk bureau wala mu nekk koo xam ñoo bokk entreprise mun na nekk koo xamante ne à chaque fois yaa ngi mbëkkante ak moom ci escalier yi sa collègue de travail donc koo xamante ne yaa ngi dend ak moom wala feneen ak feneen donc loolu yëpp dafay bëri ndaxte mbëggeel fu nekk lay jógee te am na ci à chaque fois mbëggeel am na foo xamante ne fa lay juddoo mën na nekk ci ku jigéen ki mën na nekk ci ku góor ki moo tax ba tax na bu fekkente ne yow ku jigéen ki yow yaa gis ku góor ki bëggal ko sa bopp te moom it nga xam ne am na benn sentiment bi mais dafa xaw a distant ak yow donc il faut que nga doxalee ni mel pour que seen relation gën a mën a rattax sànq wax naa ko faire le premier pas daf cee am solo ibbil sa bopp sa kanam ki nga xamante ne moom nga bëgg amal moom relation ki nga xamante ne bëgg nga sa relation jóge ci point A dem ci point C donc loolu dafay am solo pour ñu koy fàttali mais aussi pour ñi nga xamante ne góor ñi nga xam dañuy distant trop ba mu ëpp lu ne def nga ko duñ la gaaw a gestu dégguñu daaj donc ñooñu aussi il faut nga xaw a jouer tuuti l'indifférente parfois nga xaw a bañ lu tuuti nuñ koy waxee sax fuis-moi je te suis donc mi ngi noonu bu fekkente ne yow def nga lu nekk gisu la nga def lu nekk rek Formose xoolu la donc il faut nga xaw a am noo defal ak moom bu fekkee surtout yéen a ba fréquentation wala mën ngeen dend kër donc il faut nga xaw ko jaay tuuti neex moom la ñuy wax jaay tuuti neex xaw a cher lu tuuti mais n'empêche ak ni nga koy defee da nga ko war a xam parce que sinon bu yàggee moom dala fay bàyyi dem xooli ji keneen wala mu ne sax bàyyil ma dem daal parce que kii ni ma koy gisee nii mënuma avancer ak moom donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel mais aussi di attirer attention nit ki nga xamante ne intéressé na la loolu dafa am solo nit ki nag pour nga attirer attention am dafa am lu bëri noo xamante ne Asma mën nga fa jaaree attirer attention am parce que am na ñoo xamante ne sa tenue biñ lay gis niñ lay gis ngay toogee wala niñ lay gis ngay doxee démarche bi dafa am solo wala niñ lay gis nga leen di donc dañuy war yenn regard yi nga xamante ne boo ko xoolee nit ki rek wax na mën a comprendre wala sax nuyoo Asma ma jox la sama loxo nuyu la rek sensualité boobu nga xamante ne maa ngi lay transmettre mën na jur voilà ak i nuyoom waaye nuyu góor rek mel ne góor ci boppam ndax am na jigéen ñoo xam dañ lay nuyu mel ne góor donc loolu bokkul ci li nga xamante ne moom moo mën a attirer nit ki donc loolu nekk na point yi nga xamante ne jigéen ñi dañ cee war a gën a bàyyi xel xoolaat seen bopp surtout ak seen tenue gën a bëgg seen bopp mais aussi ñi nga xamante ne dañuy bëgg
ku intéressé wu ci ñoom ba mu ëpp moo tax ñuy faral di distant ñooñu aussi Asma wax nañu am nu ñu doxalee ak ñoom ndax bu yàggee jaay neex lay nduru ndaxte góor ñu bëri dañuy jaay neex dañuy intéressé wu ci ñëw dañuy ñëw def benn premier pas après daal di reculer bàyyi la nga songu leen boo leen songee ñu daal di lay mbot naa nga teg la ci suuf donc pour ñooñu noonu il faut nga ngeen dem ak ñoom ak xel parce que ñooñu bu yàggee dañuy naan seen xel ndax dañuy xam ne que ne yéen yow da nga ko bëgg ba tax na ku góor ki il peut se permettre de tout faire donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñun jigéen ñi parce que parfois dañuy bëgg nit ki ba dañuy xaw a réer mais aussi se mettre en valeur daf ci am solo tout le temps ngay mettre sa bopp en valeur mais ba pare surtout nag ku fekkente ni nit daf la intéressé Asma yéen ñaar yéen a bokk ay bëgg-bëgg pourquoi pas ngeen di àndandoo di dem salle de sport wala ngeen di àndandoo di dem di añi di waxtaan waaye gis nit ki rek mu intéressé la nga toog yow tamit di ko xool moom mu toog di la xool ba mu jigi góor ki romb la nànk dem gisi beneen xale boo xamante ne moom moo la gën a gaaw gën la garaaw bu mel ne Ndeye Fatou mu daal di koy coppati ndànk si say loxo nga naan moo ne fii lañ nekkoon di léewtoo bu yàgg baaxul relation yi dañ koy xool bu baax su fekkente ne intéressé nañu ñu song ko alors suñu revenir à suñu société tey ji est-ce que góor boo song doxaan ko est-ce que dina bu parce que suñu góor yi la tamit on ne refuse pas l'idée justement d'entreprendre dans ce sens-là professeur mais est-ce que après duñu nekk ay conservateurs yu mel ni Pa Assane na noonu jigéen du doxaan man xam naa benn xarit ku jigéen ki moo ko doxaan may bu njëkk pour mu jox ko ay parents ils sont mariés ils ont des enfants ça fait 30 ans et il y a le respect absolu entre eux c'est que souvent ça dépend rek c'est-à-dire boo duggee ci baadoolo lay mën a doon mais boo duggee ci koo xam ne nit gor la daf lay daf la koy delloo quoi mais c'est vrai que suñu société il y a trop de blocage jigéen yi il faut que ngeen libéré wu c'est pour ça j'aime bien seen waxtaan bi am na ñu bari dañuy nekk fii di kii mais c'est important parce que il faut que jigéen ñi ñu libéré wu du affaire droit rek il faut que jigéen ñi nañu libéré wu moom seen bopp et je pense que de ce point de vue là gis góor bëgg ko dem amul benn problème. Tata Viviane Chidid moom mu wax na ko nee na wuyu ma. nee na moom dafa bëgg waaji bay waaja dee je pense que tout le monde se rappelle de ce single. Mam Sidi xam naa daf ñu koy maye incha allah ñu daal di ko tëjee émission bi clip boobule moom li nga wax ni moom la wax ne moom loolu yëpp la doon yëg waaye tamit moom mënu ko am sañ-sañu wax ko waaji xëy na la peur et la crainte qui se trouve derrière jaay neex boobu ëpp boo mooy que dañuy bañ ëllëg ku góor ki bañ ñoo respecté wala jox ñu suñu wàccuwaay kéem ni ñu koy yëgee wala ni mu ko waree parce que on est dans une société où pour les hommes ils doivent sentir leur autorité en se déplaçant pour venir vis-à-vis de toi alors comme professeur l'a dit ça n'a rien à voir c'est une histoire de sentiment. voilà mu ngi noonu comme li professeur wax li ngeen wax dafa am solo ndax am ñoo xamante ne moom boo ñëwee envers ñoom rek après dañ lay jàppee comme morceau bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser bu ñu fompee seen loxo yi ba pare daal di koy teg donc loolu aussi je pense que c'est pas sérieux parce que nit ki nu mu mënti mel que mu nekk góor que mu nekk jigéen bu ñëwee wax la ay sentiments je pense que nit ku la bëgg déjà amoo fayam mais nag ñun suñu société comme ni nga ko waxee ñun xamuñu ko ba tax na léegi jigéen ñi am na yeneen fayam ndaxte di nga gis góor sax mën na la labate du ngeen waxante benn mot ndax lan mën ngeen échangeante regard rek connexion bi commencé donc jigéen ñi mën nañoo séduire góor ñi mën nañoo sax doxaan góor ñu waxee ko noonu mën nañoo doxaan góor te duñu utiliser benn mot parce que am nañu ay feem léegi yoo xamante ne mën nañ ko def mën nañu rapproché wu ci ñëw bu fekkente ne dañoo am ay sentiments te du soxla ñuy wax benn mot boo xamante ne muy wane ne ñoom ñoo ñëw envers yow donc loolu yëpp ay astuces da yoo xamante ne jigéen ñi dañ koy xam. Merci beaucoup mi ngi noonu en tout cas l'amour au premier regard am na. tu sais je sais. Toi, on dirait que tu sais aussi. Je pense que loolu dal na ku ne ay Asma Khadija. je pense que loolu dal na ku ne dans la vie des fois da ngay gis nit rek mu neex la mais li ci gën a métti mooy souvent Asma da ngay gis nit ci embouteillage ngeen xoolante nit ka dem dootoo ko gisee wala nga gis nit ci benn bërëb mu leer na ni fii nii mënoo fi am numéro am dootoo ko gisaat loolu tamit ay situation non Binta yow ni nga siiwee ci Sénégal da nga tax ba nit topp la ci taxi. non mais boo ko xoolee ñaari yoon rek mu topp la ci taxi. dëgg la de teg ci nag bus bi enchaîné ko ak bus bi de Aziza. mi ngi noonu bu chauffeur bus bi freiné. dal na ko ne. nga ne
Aïcha, en tout cas madame Cissé merci beaucoup pour ces astuces là l'amour au premier regard am na jigéen ñi nañ bàyyi sagu nit ki loo bëgg amal ful lay dem jëli ko te ci sa melokaan je pense la nit ki di joxe sa wàccuwaay du dëgg mën nga ko wan ni da nga koo bëgg mën nga ko sax wax te bés buy ñëw daal da lay wan fulla ak fayda mooy def leen Asma ma doole la ci tuuti am na ñoo xamante ne comme tey bu ma doon topp kan laa gën a yeb ci kër gi sax maam Sidi bu ma toppoon bu ma nekk ko célibataire maam Sidi ma koy bàyyi bët mu may bàyyi bët du intéressé wu ci man de day jaay neex di toog jàkkaarloog li nga xamante ne moom mooy ay bouton wam di réaliser du ma faale mais il suffit que Formose yow ma dem ci Formose rek mu commencé donc loolu mooy wane il faut parfois da ngay créer benn concurrence voilà il faut nga créer benn concurrence nga essayer de lui rendre jaloux comme ça mu xaw a xam ne bu la ñàkkee dafay daal di metti ci moom ndax bëri na góor yu mu dal mais aussi il faut rester naturel jigéen ñi dañuy naturel lu ñu naturel mu gën a baax ndaxte am nañu ci bëri dañuy faral di xaw a exagérer aussi donc loolu aussi daf ci am solo parce que boo naturelul je pense que nit ki mënu la am ci yow benn considération bi c'est à retenir justement même si Diop nee na moom ak moo am fort boobu noonu mën nga taxaw ci kanam di lem-lemi mu lay ignorer moom de force tranquille la macha allah invité resto yaa ngi fii nag gars yi ñoo ngi invité resto mais viens on va aller prendre un verre loolu yëpp ci la bokk di ngeen Aïcha mi ngi doon bu leen bëggee seen waaye bu leen ko